asalaamaaleykum suñu mbokku téléspectateur ñuy seetaan suñu chaîne suñu Label TV ci xolu Sénégal ci xolu sénégalais yi la Houraye tey mois de juin la damay changer nuyu bi xam nga d'habitude dama doon nuyu def le tour ak yooyu tey dama leen di naan Nafio la Houraye jam soom waaw monsieur Guèye man la Nafio est-ce que mën naa si tontu. nel Mekhemen rek monsieur Guèye. kon Mekhemen. voilà donc Sénégal naa nu mbiyu ñoom it dinañ ma tontu sama téléspectateurs yi ñu ngi may tontu maa ngi leen di dégg. donc tey ñu nekk suñu émission sunu kaay yi ci mardi bi tey lundi bi démb férié la woon ñu nar a waxtaanee li nga xamante ne moom mooy exode rural yi mun naa ko tuddee Common Town yi ñu mel ni man jóge village ñëw fii mel ni ñoo moom ville bi di ko lëmbee cas sur cas chaque jour ñu nar a waxtaanee. exode rural bi ma am ci invité bi nga xamante ne moom mooy monsieur Babacar Gaye di économiste ñu nar cee wax nag ci côté yëpp la Houraye fu ne la ñuy génnee ndax dëgg moom gars yi di jóge village di ñëw fii sama genre yi non bëri nañ fi de mais est-ce que liñ fiy jëlee amal nañu njëriñ est-ce que suñu desoon village tamit duñ fa jëlee dara ba bàyyi la nga nuyoo waaw comme ni nga ko waxee rek maa ngi nuyu suñu téléspectateurs yi suñu Label TV yi di amaat mbégte ak contentement jàkkaarloowaat ak ñoom fii nga xamante ne mooy ci grand écran wu suñu label bi ànd ceeg suñu invité bi monsieur Babacar Gaye di la ziaré wét bu baax ci long week-end bi xam naa ni neraw nga ci bay bëgg a dee waaw sama classe gi nag moom nerawuñu dama amoon ay invité yu bari loolu moo tax nelaw bu baax sax doo ko mën mais quand même alhamdulilah parce que jot naa dund en famille fa ndax gëj namoon naa loolu ambiance boobu ci kaw loolu rek comme ni nga ko waxee donc ku nekk rek fi sa wërsëg nekk bu la yàlla poussé ba nga dem rek na nga ko jël te ñu xam ne aussi tamit am na loo xamante ne tamit dañ koy waxtaanee rek ñu xool solution. nga xool solution yi waaw. waaw d'accord Babacar Gaye ma bàyyi la nga nuyu di seetaan. Fatou maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di nuyu seen auditeurs et auditrices ou bien téléspectateurs et téléspectatrices yu Label TV di kontaan bu baax ci ñëwaat bi ma fi ñëwaat. di nuyu aussi sama jigéen Houraye ça fait un bail gisante wu ñu xanaa di séenante ci réseaux sociaux yi rek. moom kaa la def seen gi rek wala siy génnee kontaan bu baax a baax aussi ci thème bi. parce que je pense que ni thème d'actualité la. parce que bu ñu waxee exode rural rek c'est parce que am na benn lu jugee fenn dem fenn. donc te loolu bu amee lu jugee fenn dem tuxu rek am na ay manquements yu bari yu muy jur. sur le plan économique sur le plan social aussi. xam naa ne bu ñu gënee xuus aussi nañ ci gën a ñëw ci waxtaan bi incha allah. jërëjëf monsieur Gaye sànq nag Gaye laa ko bindal man Gaye ak Gaye bi ñaar yëpp laay ci. laa Houraye du même chose am Gaye te je pense que téléspectateur bi ma bu fekkee am na ñu sant Gaye man dafa mel ni Gaye moo ma dàqal. Gaye moo dàq sax nag bu kenn li ma jàkkaarloog sama xarit la. non nañ ko jàpp loolu rek ne li nga jàkkaarloog sa xarit la comme ni ma leen ko waxee tey exode rural la ñuy waxtaanee ku dégg exode rural comme ni ko monsieur Guèye waxee maanaam am na ñu jóge point A dem ci point B. ñu seetlu ne nag comme ni ñu tuddee woon y a un certain moment ci arène nationale yi. Common Town yi sama genre maa ci paie est-ce que tu vois donc ñooñu noonu tey Babacar Gaye bëggoon nañu xam tamit. lan moo waral tey jii ngay bàyyi village di ñëw ci ville bi tout en sachant que ville dafa saturé tout en sachant que ville bi cher na surtout donc pourquoi phénomène boobu noonu waaw xam nga bu ñu waxee exode rural d'abord définition bi rek mooy ñi nga xam ne jóge nañu ci village yi ñëw ci ville te ko exode mooy c'est-à-dire quitté nañu fenn fi ñëw te boo gisee nit parfois buy quitté bërëb dem na ba la mu fa yaakaaroon amatu fa parce que exode rural peut-être néeg la sax mais yàgg naa am. parce que booy xool ay ati at nit ñi dañ daan quitter ay villes. di dem ci ay dañ daan quitter ay villages ñëw ci ay villes. pour mën a gën a doxeel seen bopp ci wàllu koom-koom. xam nga ñun suñu zone bi ñu nekk dafa nekk zone boo xam ne dafa xaw a compliqué ci wàllu pluviométrie. c'est-à-dire bu njëkk ba sax moo tane woon bañ nekkee xale ñun da nga daan gis ni nawet bu xasee ba ñëw rek taw gi da daan bëri tellement ba nga xamante ni da ngay xam ne ci nawet nga nekk. da nga koy sentir ci changement climatique bi da nga koy sentir ci environnement
environnement bi ci lépp je pense que ñun ñëpp fooy nañu loolu bañ nekkee xale mais da ngay gis ni changement bi am léegi que nawet day ñëw sax nga mel ni ku nekk ci noor donc loolu nag ay changement la yoo xamante ni peut-être réchauffement climatique bi di ci jouer lu am solo parce que ñun dañuy polluer l'atmosphère te je pense que yàgg nañ ci def ay intervention wax ni arrêté leen nu ñuy polluer atmosphère bi couche d'ozone bi bu ñu demee ba atteindre ko pour mu mën a taw lu jafe lay doon ñu ngi koy dund waaw ñu ngi koy dund du coup changement climatique boobu nag mooy waral nag village yi la fa nekkoon as néew nekkatu fa te nit nag bu demee ba amatul lu mu dundee foog mu dem fu mu ko yaakaaree effectivement loolu moo indi transfert bi am mais transfert bi mën na bañ a am parce que booy xool booy quitter sa kër pour dem beneen kër yaakaar moo tax mais ñoom dafa mel ni fa ñu jógee moo tane sax fa ñu ñëw léegi effectivement léegi moo indi nag déclic boobu nga xamante sentir nañ ko moo sentir aussi agression yi am bon ñu préciser c'est pas parce que ñi jógee village ñoo indi agression bi mais précarité ci réew baaxul bu ñu demee bay dund précarité rek kenn ku si nekk da ngay am instant de survie mooy yaa ngi jéem a xool naka laa mën a def ba war a dund naka laa mën a def ba mën a dund sama njaboot village yi la fa nekkoon nekkatoo parce que taw bi demeetul noonu ña doon bay mënatuñoo bay aussi beneen bi mooy chômage ba fa nekk parce que le chômage dafa am benn aspect bu muy nëbb mooy chômage bu installé woo rek production humaine day bari mooy jur day bari moo tax ci village yi booy xool la plupart des cas ñoom dañuy gën a am la capacité de reproduire parce que ku amul activité au niveau des champs da ngay am activité au niveau de la maison donc du coup loolu mooy indi la production humaine donc surpeuplement boobu di am foofu nag duñu leen mën a gérer ñoom dañ leen di mën a tuur fan yii rek maa ngi ànd ak sama benn xarit ñu nekk ci oto bi ñu romb benn kër gu parewul ñu gis te nit ñu bëree bëri ma koy demande ni ko ñii moom fii yëpp lañu dëgg mu ne ma nii la ñuy def dañuy dajaloo ci kër gi yëpp bëccëg du tee nag ñu tas ci réew mi parce que village yi amatuñ fa dara donc dañuy ñëw ci ville yi ñu xool bâtiment yoo xam pareeguñ ñu àll leen ko ñu dajaloo fu ñoom ñëpp bu ñu xëyee tas ci réew mi mais xam nga bâtiment bu parewul monsieur Guèye la oreille mooy ça veut dire que amul sanitaire waa kay voilà ça veut dire que amul sanitaire. amul sanitaire donc ñoom comment ils font pour vivre ci parce que bëri na sama mbokku séeréer yi nag ñoo siy paye. est-ce que tu vois ñii ñu ngi liggéey si kër yi ñii ñu ngi fóot ñii ñu ngi dawal sareet yi mais effectivement on en voit. ci quartier bu ne. dangay gis kër yi parewul dañ fay kii. lu tudd nekk te dañuy bëri. mais da ngay sentir nit ñi ci ay conditions yu précaires lañ nekk. est-ce que tu vois donc est-ce que ça vaut vraiment la peine. non ça ne vaut pas la peine et puis beneen bi mooy sécurité bi. mais loolu dafa bokk ci benn facteur yi mooy d'abord la pluviométrie comme ni ma ko waxee woon parce que pluviométrie aussi dafa am lu muy lié ci wàllu tàngaay. parce que température bi li muy gën a yokk rek ak dafa am ay facteurs yoo xam ne ci bëri yu bëri ba sur la température c'est beaucoup de choses loolu benn facteur la mais beneen facteur bi aussi bokk na ci li nga xamante ni mooy ni ko wax tubaab xam nga terme tubaab bi mooy gën a yomb ci man nag mais beneen facteur bi ko gën a indi mooy li nga xamante suñu état yi politique yi ñuy jël parce que dëkk agriculture moo ko yor parce que dafa am ñetti secteur ba ñeenti secteur yoo xamante ni am na ci économie li ñu tuddee secteur primaire secondaire tertiaire am na ñeneen ñuy wax te am na beneen secteur quatrième boo xamante ni ñëw na ko secteur quaternaire mais ñetti secteurs yi ñu miin mooy primaire bi secondaire ak tertiaire bi primaire bi mooy agriculture bi moom agriculture pêche mooy yi nga xamante ci gàncax gi la jógee directement boobu soxlawuñu une transformation boobu directement gàncax yàllaa ñu ko wàcceel beneen bi mooy secteur secondaire mooy industrie bi mooy li nga xamante ñu ngi koy jëlee secteur primaire bi indi ko secteur secondaire pour transformer ko tertiaire bi nag mooy li nga xamante ni mooy les services yi bu ko duggee transport day dugg transfert d'argent yi dañuy dugg banque yi dañuy dugg donc loolu mooy tertiaire bi mais bu ñu demee ba économie secteur tertiaire bi yor ko c'est parce que primaire bi ak secondaire bi sooxee nañu te loolu moo yor économie parce que primaire mooy bay su bayee dafa war a jox secondaire transformer ko transformation bi nag ay usines ñoo koy def bu ñu waxee usine nag dañuy wax emploi à grande échelle léegi nag Babacar Gueye yow amoo ay usine moom say usine moom dañ koy compter. waa kay léegi nag loolu mooy problème bi nag. parce que su fekkee ni primaire bi ñoom kenn bëggatul nekk béykat. waa kay waaw kenn bëggatul nekk béykat ñëpp dañu bëgg a nekk fii nii au niveau de la ville. là aurait même tuuti parce que dañuy remarquer ne tout récemment. je pense que tey ci suba gars yi ñu ngi ko doon clash suñu président Macky Sall dafa dem
au niveau de la Russie bi nga xam te ne ñoom ils sont en guerre. nous ne sommes pas en guerre. et bon français yi on peut dire que ñoom question de jalousie la ou autre mais en tout cas nee nañ ñun bu ñu demee bay dem di waaliyaan ci dëkk boo xam te ne mi ngi en guerre. c'est parce que là c'est devenu un peu quand même. voilà quoi mën nañ ne boobu moom cas bu mag la grand cas la moom. xam nga loolu tamit li ma la wax ne moo ko indi ñaari secteurs yooyu tant que fexewuñ ba ñu sëy économie du mës a déclencher en fait. parce que la partie tertiaire développé wu suñu économie parce que secteur tertiaire ñu ko yor ñan la ay occidentaux la ñu ñi nga xamante ni dëkkuñu fi ñoo ko yor. te ñooñu bu ñu ko yoree jaay na ñëpp. ça signifie que ni ñoom bénéfice yi ñu am yëpp dañu koy rapatrier. seen dëkk lay dellu. donc ñun pratiquement amul leen loo xam moo fiy des. ñun li ñu doon sauver mooy suñu agriculture doxoon. suñu secteur secondaire di transformer li nga xam ne dañ koy bay ñu am lu ñu tuddee chaîne de valeur gis nga chaîne de valeur mooy tax sa réew mën a am emploi parce que état du joxe emploi secteur privé mooy joxe emploi secteur privé boobu nag bu ñu ko joxul doole fexe ba mu mën a def ay production interne loolu du mën sa sotti te ñun lu ñu war a def mooy fexe ba suñu agriculture ñu jox ko doole gu mat parce que àll bi da ngay xool ndéegi nu mu toll yaatu gu bëri beneen facteur bi ci facteur yi parce que c'est naa de beneen facteur bi mooy fa ñu waroon bay léegi dañu faa dëkk. effectivement ci kaw loolu dañuy dem seeti suñu ñaari naataango yoo xamante ne tase woon nañu ak moom laa uray kenn ki moom xaritu laa uray ñoom ñaar ay kaale est-ce que tu vois ñoom ñu wax ñu lan moo leen di motiver à ce que ñu bàyyi village bi ñëw donc ñu dem seeti élément 2 bi. waaw o fogole Thiadiaye maxey simna nuun a paax vraiment seereer refum koy. oui non Kébémer benn dëkk village bu nekk foofu ñu naan ko Bellaxo. oui. léegi lu tax yow nga décidé ñëw fii nii Dakar bàyyi foofu noonu seen dëkk. non ñëw daan si doole rek xam nga dëkk moom liggéey fa moom. loolu mbay te mbay mi demeetul noonu daanaka li ngay bay balaa nawet bee wàcc daanaka ay bor topp la boo jaay pare da nga koy faye balaa caa nga ñëw fii dóor dàqe loo am yóbbu sa dëkk. ndax suuf amatul quoi. waaw suuf bëreetul quoi. waaw mooy li ma la wax rek xam nga dëkk ba moom nawet lañ fa am yaa ngi gis nawet bi déjà ñëpp xam nañ ni mu demee tey même sax ku toogoon dëkk ba tey gis nawet bi nu muy demee daaw vraiment doo mën a toog fa puisque boo fa toogee it aussi njaboot yi nañ sonn puisque dugub amu fa ñëpp ñoo ko constaté daaw bi normalul waaw puisque dafa am ñoo xam ne dañoo yéex a jiw. peut-être sax ñu njëkk a jiw sax ñoo xaw a am tuuti mais ñoo xamante ne dañoo mujj jiw ñooñu yëpp presque amuñu dara yaa ngi gis. non xam nga dëkk bu demee ba màgg xam nga suuf mënatu faa bëri ndax dañ koy dëkkee ñii dañ koy jaay mooy loolu ay ñaari tool ngay am te ñaari tool yi amoo ci benn tool boo mën a bay lu toll ne ñetti bëri ga xam nga loolu moom mënoo cee dépasse sa kër war cee jaayaat mën cee dund loolu mënta nekk quoi moo tax ñu ñëw fii. nawet bi ñëwee comme sama rak moo fay nekk ñu jënd jiw ñu àndandoo bay après lu am ñu def ko ci kër gi waaw waaye mënoo cee jaay daal mënoo cee dund sax ba ciy jaay waaw balaa boobu mu jeex daanaka noor balaa am 3 mois mu jeex ngay dem di jëndaat xam nga loolu pertement la bu fekkee da ngaa bëgg a dem dëkk ba boo soo bayee ba pare daal di continuer waat toog xam nga loolu pertement la. balaa caa nga ñëw dóor dàq si lii loo ci far la nga jot a bay sa waa kër buñ ko dépassé ba mu jeex yow après li nga jot a liggéey fii nga ciy dépassé waat bu nawet jotaatee nga jëndaat jiw te xam nga nawet bi paas nawet amul daanaka nit déqee ñun suñu gerte noonu lañ ko fateewaatee dara amuñu dara amul saakub gerte kenn amu ko suñu dëkk Kébémer boobu gisuma fa man nit déqee noonu lañ dugalaatee ngooñ mi si biir néegi waaw. léegi yow. tey jii nii li ngay am. tissu yi ngay jaay macha allah tissu yu rafet yi est-ce que mën nga si yor sa bopp fii nii Dakar parce que dina di cher na ak aussi di yónnee xaw ma nag ndax am nga jabar wala waaw am naa soxna waaw non daanaka daa tane rek daanaka da nga ciy faj ay yenn soxla yi rek waaye lii daanaka moom mooy loolu quoi daa mënut a ñàkk li nga ci am daal bëriwul waaw ñu ngi ci faj suñu soxla nag yàlla mi ngi ñu ciy wërsëgal tuuti ci leen yor suñu kër waaw. merci ok merci beaucoup ok jaayef.
ñu donc tase woon ki nga xam te ne mooy Touba moom noonu la tudd Touba maa ngi ko doon tooñ naan ko xanaa Touba nga dëkk moom mi ngi dëkk Kébémer ak ki ñu jël njëkk a jël ki moom nee na dawalkatu fas la moom. moom fas yi bu nawet bu noor jotee mu ñëw bu nawet jotee mu dem. waaw ki ñu mujjee gis na la uray foog naa bàyyi tusi PC yi ngay bàyyi. di lay la uray yow it kaa nga quoi. doo bàyyi tusi PC yi te dem di mettre. ndeysaan moom dama ko ñeewantal ku baax la. moom yooyu moo lay moo. est-ce que génn ma fa gis. est-ce que doxul gisoo ma fa. ku doon wax ak moom. yow. mu nekk nit ku baax dëkk Belloxo ma fay jaar nuyu sama mbokk yi nga xam ne ñoo fa nekk. comme li nga wax rek fii Dakar kenn dëkku fii dañoo wàlli yan si. mais comme moom ni mu ko expliqué léegi lii par rapport ak dëkk ba ak bay beeg yooyu noonu xam nga boo demee ba bay ba mënatoo déqi lu tolloog ñetti barigo. loolu ça devient grave. waaw parce que moom nee na ñoom mënuñu si sax dund bay jaay. ba di ko jaay. donc ci lii la ñu mën a ñëw Dakar ñoom ñëpp descend ñëwandoo Dakar. xam nga ñii nekk di fóot fii. ñii nekk di jaay ngooñ fii ñu yor seen ay saret di transporter yenn affaires yi. ñii nekk di jaay ay tissus. ñii nekk di jaay ay xaal ak ay fruits yooyu noonu. donc yooyu rek la ñu am pour mën a dimbali seen njaboot. tu vois un peu donc dafa nekk loo xam ne lu difficile la. man nag dama doon xool est-ce que état tamit nag jotul mu décentraliser yenn affaires yi. parce que war nañu am ay usines. am nañ àll bu yaatu. war nañu am ay usines. te fexe agriculture bi avancé tuuti. parce que Sénégal aussi tamit ñun am nañu ñu mën a bay. baykat yaa ngi fi am nañu suuf. yaa ngi dégg donc man am na loo xamante ne fan yee passé am na fu benn tool bu ma gis tubaab di ko bay. ñun nag bu ñu demee ba tubaab bi bëgg ñëw nag bëgg a bay suñu réew moom dina graaw. si ñu ñëw fii dama ci def sama bët. tubaab laa gis mu yor terrain nii di bay. ci àll bi. boo génnee Dakar tuuti rek da nga koy gis. donc xam nga ni loolu c'est grave. ça devient grave loolu. donc ñun sénégalais ñun war nañu yeewu tuuti xippi tuuti. état aussi tamit li nga xamante ne mi ngi ciy def ay va et vient nañu jàppale ndawu dëkk bi. ñi nga xamante ne ñoo nekk dëkk ba ñoom miin nañu dëkk ba te xam naa ne dëkk bi leen gënal fii. parce que lu ñu mënti am dëkk ba la ñuy dawaat yóbbu ko fa. donc nañ leen décentraliser usines yi foofu noonu ñi am doole mën a liggéey ci usine liggéey. ñi nga xamante ne aussi tam comme ni nga ko waxee léegi secteur primaire bi. ñoo nekk ci mooy affaire mbay mi. ñu mën a bay ñu bàyyi leen ñu bay ñu jox leen suuf su baax ñu bay tamit. buñu demee tamit ba dëkk bi mënatoo déqi lu tolloog ñetti barigo. loolu si graaw na lu doy waar la surtout que nawetu daaw bi moom ñëpp xam nañ ne doxalul économique. waaw baaxul woon quand même. dafa bon am na ay zones yoo xamante ne comme am nañu gerte. y a d'autres zones yoo xamante ne franchement demeewul noonu seen mbéy bi demeewul noonu mais tamit man ñi ngi naan état. mais aussi jeunes yi. surtout que léegi la majeure partie du temps jeunes yi ñu ci bëri dinañ leen dugal école. même bu fekkante ne seen jàng du sori en cours de route dinañ bàyyi et tout. mais est-ce que ñoom tamit ñi nekk ci village bi. c'est pas un peu de leur faute Babacar Gaye parce que je me dis que. il doit mën nañoo booloo. ce qui manque un peu au Sénégal yi. c'est-à-dire man damay xalaat ne bu ma boolee ak Babacar Gaye tam mu raw ma. donc du ma booloo ak moom damay toog fii Babacar toog fii Ourey toog fii. et pourtant peut-être que bu ñu boole woon suñuy doole ñun ñëpp dinañ mën a xàccandoo dóorandoo dinañ mën a dem ci kaw. donc est-ce que il n'est pas temps aussi que agriculteurs yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk fii ne au Sénégal. ñu mën a xool naka la ñu mën a def ba booloo ba quand même suuxat le secteur. c'est une question que je me pose parce que aussi état d'accord mais est-ce que du ñun ñoo war a njëkk a def le premier pas. man je pense que booloo bi am na parce que booy xool y a beaucoup d'associations d'agriculteurs yoo xamante ni ñu ngi ci réew mi. moo indi sax parfois intrants yi bu ñu leen di séddalee nga gis mu am ay xuloo yu bëree bëri. mais politique moo ci lalu. d'accord nga politique lu mu dugg rek lu day yàq lu bëree bëri. parce que am ñoo xamante ni ce ne sont pas des acteurs de l'agriculture. ay ñu borom alal lañ ñu tuddee ay capitalistes. ñooñu xamuñu mbay xamaanuñu mbay. ñooñu nag ñoo nekk ci ginnaaw état. di ko wax état doxal leen nii defal nii lañ koy séddale les acteurs directs laajuñu leen. mu ngi mel ni gerte gi ngay wax rek da nga gis man su ma amee sama alal tey ji mun naa dem village jënd gerte gu bëree bëri jaayaat ko parce que am naa capacité financière bi. ki nga xamante ne nag moo nekk sur le terrain. 24 heures sur 24 moo yor ay champs am di ko bay ay fasam ñëpp di ko utiliser kooku moom dernier plan lay ñëw. bu ñuy def ay politique de changement duñ ko si intégré. duñ ko laaj du fekkee réunion yi. keneen koo xamante ni xamul sax fu tool yi féete kooku mooy fekkee réunion yi. kooku nag mooy taxaw tey ji wax ni man maay représentant agriculteurs yi. alors que en réalité xamul réellement les réalités yi fa xew. et je pense que loolu moo indi dislocation bi nga xamante ni moo am. moo tax dañuy faral di wax di secteur yi nga xam ne mu tuddee le patronat en réalité ce ne sont pas des patrons.
ce sont juste des capitalistes yoo xamante ni xaalis moo leen tax a jóg. ñooñu nag ñoo jege président buy dem voyage ñooñu lay yóbbu. te ñooñu booy xool pratiquement créé wuñ benn emploi lu weesu seen garde du corps ak seen chauffeur ñaari emploi la ñuy créé. woo bokkul ak ki nga xamante ni lu mu néew am na ñett ba ñeenti surga yoo xamante ni dañuy dundal. effectivement et je pense que ñooñu bu ñu leen intégré woon dans les aspects politiques directs. changement yu bëri dina am. waaw surtout man bi may naan ñu booloo je parlais pas plutôt de comme ñi nga wax les capitalistes et autres man damay dem à la base c'est-à-dire agriculteur lambda sama mbokku séeréer bi nga xamante ne bu tawee mooy gàddu ileeram gàddu kiyom dem ci tool ba ànd ak ay doomam ay surgaam comme ni nga ko waxee ñoom kenn joxuñu leen parole kenn boolewu leen ci dara est-ce que jotul ñoom tamit ñu jóg imposer seen bopp. léegi foofu le problème mooy ñun suñu dëkk yi booy xoolee pourquoi le problème foncier bëri mooy bu njëkk ba fàq dëkk moo amoon. xaw ma ndax comprendre ngeen le concept. bien sûr waaw. ça da ngay ñëw yor sa jaasi foo fàq fa nu mu toll yaa ko moom. su boobaa amul benn aspiration këyit boo xamante dina ko mën a kii. sa maama ko defoon sa papa ñëw doon ko yow nga ñëw bëgg kaa doon benn capitaliste jóge fee ne am naa ay këyit. terre bi maa ko moom. donc de ce fait ligne bi day brisé wu carrément. effectivement donnante bi mënut a nekk parce que amatoo leen suuf yoo xamante ni légalement yéen a ko moom de façon légitime. mais bu ñu demee sa façon légale ou bien légitime entre guillemets kii moo ko moom parce que moo yor këyit préfet moo ko jox. ak maire bi. donc su boobaa comme ligne bi brisé wu na li ngeen mën a def mooy sàkki pexe. mooy indi parfois nag nga gis jeunes yu bëri dañuy migrer nag ñëw. pour jéem a xool beneen solution bu ñu mën a am mais ñoom je pense que boo xoolee. ñi nga xamante ni sax tey jii jàng nañu ba sori nekk à la source des villageois entre guillemets. seen biir xol boo ko xaree village moo ci nekk. effectivement parce que sëñ Cheikh Ahmed Tidiane Sy danoon wax ni système bee yàqu mais kenn ku si nekk yaa waroon fay sa bopp. ba muy wax loolu c'était pas l'entrepreneuriat en tant que tel mais bi mu doon wax mooy ci wàllu mbay. parce que suuf mooy dundal nit. effectivement bu ñu demee ba suuf moo tudd dundal nit. moo tax problème yëpp ngeen di sentir ñu ko ciy gis quoi. voilà surtout que man tamit damay ñëw fermer la oreille. mooy que ni des fois dawalkatu charrette yi ñu baal ma nag séeréer laa comme ñoom mais je remarque que des fois bu ñu ñëwee fii. dañuy jël beneen orientation. pardon dañuy jël beneen orientation. des fois boo demee ci suufu pont Padois bi. da ngay gis foofu noonu maintes fois man damay romb foofu noonu mais da ngay gis ne borom kii dawal charrette day ñëw ba foofu taxaw jël ay butéelu kii. gaz mooy li ñuy gazé. jox gazman di nekk foofu noonu continuer chemin am te moom buy dawal boo ko xoolee ci biir ba da ngay xam ne kii dafa màndi. est-ce que aussi des fois je sais pas. dérapage boobu noonu lan moo koy indi dañuy ñëw duñu gis seen bopp ci maanaam luñ fi yaakaaroon ou bien. la pression sociale. ok xam nga ñun suñu réew dafa metti suñu réew metti na metti goo xamante ni dañ lay tegloo àttanul en fait. pression sociale boobu muy indi parfois ñu dugal leen ci loolu. parce que pression sociale bi tamit kaa la de kaa boobu lu ñu def. parce que xam nga ñun suñu réew yi nu muy fonctionner foog nga am fulla dëgg ci famille. ku mën a dund li nga bëgg a dund. dëgg la foog nga am fulla dëggantaan. parfois sax boo koy dund dañ la lay taxé da ngaa réew. ou bien da ngaa beew. alors que yow am na foo teg sa bët. parce que la fa nekkoon yaakaar nañu ba tey moo fi nekk. tey jii boo amee doom. war kaa ngénte boo defee lu yem ñu ne da nga ñëw tuutil. effectivement parce que suñu conscience ñun moo demee noonu. beneen mooy jeunes yooyu di ñëw boo xoolee lu ci ëpp mooy àndandoo moo leen ko yóbbee. dem nañu war nañu mën a intégrer balaa ñu comprendre le jeu. ñu dugal leen ci loo xamante ni mooy loolu. parce que n'oublions pas que ni les citadins. ñoo gën a oisif kuy oisif ci kaw suuf. mooy citadins yi mooy ñi nga xam jàpp nañ ñoo dëkk ci ville yi. ñoom dañoo oisif. parce que yaruñu leen ci taaba. dañ leen yar ci toog lépp ñëw. dëgg la donc suñu màggee ak idéologie boobu nag la plupart des cas bu ñu gisee koo xam ne dafa ñëw avant muy naan moo tax ngeen tuddee ko common town. terme bi looloo ko indi. effectivement comme ñi dañoo daanu ci avant ñuy naan nañ leen use. léegi nag fekkee yow sa iman dëgërul. wala sa source de formation dëgërul yenn dëgër yi. pour nga def nii lu yomb lay doon. parce que jàpp nga ni kii moo la mën a dalal. jàpp nga ni peut-être kii moo la mën a wan yoon bi nga xamante ni mooy la voie de la réussite. su boobaa li nga mën a def muy suivre ko ci logique am. balaa ngay comprendre que nag dugal na ci benn chemin boo xamante c'est sans issue. dafay fekk mu trop tard carrément. moo tax ñoom booy seetloo même à travers les séries théâtrales
bu ñuy jëm dañ leen di yabee loolu. effectivement boo leen demee dëkku taax. bu leen def lii bu leen def lii bu leen def lii. xam leen la leen fi indi. mais rare ngay gis koo xamante ni franchement dina percer ñi nga xamante ni aussi. ay côté jigéen lañu. bu ñu leen utiliser wu de façon sexuelle. ñu ngi leen utiliser wu si wàllu liggéey kër yi nga xamante ni avec des salaires dérisoires yoo xamante ni mooy loolu. des conditions yoo xamante et le pire encore ñoom aussi de l'autre côté bu ñu ñibbee seen dëkk yi. ñoom ñooy doon star yi. effectivement. donc mu am beneen revers de la médaille boo xamante ni aussi doo comprendre en fait. donc ñun je pense que ni li ñu war mooy état bi man damay jàpp ni état moo ci am part de responsabilité bu rëy. parce que yàgg na village di dundal ville. bu ñu demee nag ba nga xamante ni ville bi moo dundal village. renversement situation day am et je pense que mooy indi situation yi yëpp ñuy dund nii. man ci pression sociale bi toujours man ci lay des. parce que comme li mu expliqué léegi nag xam nga nag am na si ñoo xamante ne moom dévier leen yombul. mais comme li nga cité léegi si borom fas yi na ma yàlla baal borom charrette yi parfois aussi tam ñu indi embouteillage bu rëy ci tali bi. ba mu jaral leen ay xeex ak rayante. loolu yëpp dafa am loo xamante ne man je pense que dafa am lu ñuy manqué. wala soit yenn yi am na nag ñoo xamante ne nii ñu ngi liggéey ci fulla ak fayda. di gagner seen vie bu ñu paree dem tëddi nelaw. man am na di nga am borom saret yoo xamante ne xam nga ni secteur bi borom saret ñoo nekk fi comme fi ma dëkkoon si déport am na côté boo xam ne borom saret yi fa nekkoon. donc foofu noonu ñi fa nekk bu ñu xëyee dañuy yeb ay molécules suufu géej ak ciment affaire yooyu noonu. bu fekkente ne am na kenn ku soxla dara lu ñu war a transporter ñoom da ngay ñëw nga fay leen normal. ñu dem mais après yii nii doo fa gis yenn benn yàqu-yàqu. par contre léegi nii. fu ñu nekk rek yow doo bëgg ñu nekk fa déjà. du am hygiène. seen fas yi déjà bu ñu defee seen ay neefere yooyu noonu. duñ ko defar lu mu leen neexee la ñuy def. yow mi nga xamante ne yaay dëkkandoo bi nekk ci sa biir quartier defar ba mu baax boo ñëwee boo waxee sax dafa am lu ñu lay jaay. wan la ne la carrément ñun booy tawoon sax ñoo affaire yooyu genre seen terme la quoi. yaa ma gën a xam ñoom boo waxee ñoom dañ naan li nga maanaam duñ ay common tawoon ngeen ñu teg moo tax ngeen bu ñu waxee ngeen ñuy jéem a wàññi ak affaire fekk na demul loolu kii yi ñoo nekk bokkul pour man yariñ ñi bokkul quoi. yariñ ñi bokkul. et pourtant nag dañuy naan tout le temps ki nga xamante ne village la yaroo moom mooy gën a yaru ki nga xamante ne moo nekk en ville. non tel n'est pas le cas pour le moment parce que li ma gis nii. surtout barki dem ba samedi bi may yeewu di ñëw fii am na benn charrette boo xam te oto bu ma duggoon dafa doon jaayante ak moom ci biir ci kaw tali bi ne du pousse ak fasam parce que dafa wax waa ji ne ko arrière ma jàll waa ji bañ waa ji ne ko fii mënuma arrière parce que dafa am ku nekk sama ginnaaw noonu la taxawee ci kii bi di ko jaay affaire ba après nit ñi ñoo wàcc di defar ak affaire yooyu noonu donc foofu noonu rayante ak xeex comme ni ngeen wax ni agression mënoon na fa am rayante am fa ñu naan ñaari baat la ñuy échanger te ku nekk rey sa morom yooyu noonu dafa am yu muy kii ci ñi nga xam ne ñooy liggéey ci biir kër yi aussi tamit am ñu ciy dund yu métti yoo xamante ne ñu ngi leen boobu moom cas la beneen cas boo xamante ne dañ koy étudier la dëgg la mais c'est grave ñu ngi dund dañuy dund yu métti am na ñoo xamante ne dañu am benn néeg rek ñoom ñëpp ñu bokk ko dangay gis samba booy benn saay-saay bu jógee fële rek dem di leen napp di leen def yenn yi yoo xamante ne da ngay waaru donc xam nga metti na daal donc effectivement donc dañuy dem seeti toujours suñu ñaari mbokk yi nga xam ne jotoon nañ waxtaan ak ñoom ñu wax ñu donc ci élément 3 bi ñoom naka la ñuy dundee fii nii donc bu ñu jógee village ñëw au niveau de Dakar. non daanaka daa tane rek daanaka da nga ciy faj ay yenn soxla yi rek waaye lii daanaka moom mooy loolu quoi daa mënut a ñàkk li nga ci am daal bëriwul waaw. ñu ngi ci faj suñu soxla nag yàlla mi ngi ñu ciy wërsëgal tuuti ci leen yor suñu kër. puisque fi mu ne nii fii boo fi nekkee carrément bu nga def dëkk ba dara ah il faut nga sacrifier bi mooy lan bàyyi maanaam genre doxaan puisque loolu def ci bokk puisque bu fekkee da ngay liggéey ba pare di doxaanee sa xaalis bi ngay liggéeyee fii doo yóbbu dëkk ba dara bu ñu waxee nga ne dëkk bi moo neexul fekk yow yaa ko doxaanee. loolu nañ ci bàyyi xel bu baax puisque loolu baaxul boo fi nekkee da ngay sacrifier wu puisque déjà li ngay lekk ak li ngay naan ak li ngay fay rek loolu kese day na dépense boo ci buggee doole jigéen bu la wax boo waxee ne mën nga yóbbu dëkk ba dara waxoo lu am puisque li nga war a yóbbu dëkk ba moom ngay jox jigéen bi kon na xam nga doo yóbbu fa dara waaw mais fi mu ne nii buñ fi nekkee nañ sacrifier bu baax xam nga xam ne lii moo ñu fi indi bu jeexee dañuy ñibbiwaat dëkk ba rek. parce que am na ñoo xamante ne gis nga fii boo ñëwaatee fii ci nawet bi doo fekk benn fas yeneen fas yëpp dañuy dem ñoom yëpp dañuy dem nawet yi bu nawet bi jeexee ñu ñëwaat comprendre nga voilà
loolu la mais nag loolu moom moo gën a am importance waaw bañ a topp jigéen ñi xam nga respecter sa liggéey boo liggéeyee ba wàcc nga tëdd nelaw waaw jigéen bu la bëgg te bëgg na la waxtaan ngeen mu takk nga takk ko bu dee yow ñaareel ngay def nga takk ko ñaareel mu jeex waaw man moom du ma doxaan mais ku bëgguma takk la ñaareel dama lay takk direct mais du ma doxaan parce que du ma yàq sama xaalis yi doxaan xalaatuma ko sax waaw voilà. donc laa rëy non bi moom kaa la. wax na dëgg monsieur Guèye kaa baa ngi noonu nag. ne ko kaa baa ngi noonu nag moom nee na du doxaan. non doo liggéey ba li ma wax ni dëgg la. parce que nit ki mënoo liggéey ba weer bi dee. nga jël sa xaalis bëgg ko cakaay ci ay jigéen. te am nga loo xam ne moom nga bàyyi dëkk ba dañu waxante dëgg kii du complexé. c'est ça dafa xam li ko yëkkati. mais ci la nag jigéen yi ci la. ci la bokk mais moom ci la de jigéen yi. monsieur Guèye monsieur Guèye autant pour moi am na si ñoo xamante ne fii danañ toog ay weeru yàlla lu ñu dem dëkk ba seeti seen njaboot parce que ñu ngi topp neex dëkk maanaam cakaayu dëkk bi et c'est pas du tout normal nit waroo fàtte sa démb am na foo xam ne fa nga jógee da nga fa bàyyi njaboot bàyyi fa soxna après bu fekkente ne da nga bëgg a ñëw Dakar li ngay liggéey benn salaire bi ngay am kus néew nga bëgg a ñëw bëgg ko cakaayee quand même dëkk bi du naat fa nga jógee aussi tamit du naat seen yaakaar day tas seen yaakaar day tas mais en tout cas daal bu segee jigéen ñi daal ci lañ mais moom nee na entre li ci gën a neex mooy nee na soo nekkee fii di liggéey il faut nga def ay sacrifice voilà surtout sacrifice yooyu nag fu muy commencé mooy nga bañ a xool ñoom uray xam nga def leen Hélène de mu jox la solo nga teg leen fii parce que ñoom ay kaalañ dañuy ñëw lekk sa xaalis dem sa yoon noppuñu kenn da ngay gis ni noppuñu kenn waaw comme ni mu ko waxee rek ñoom nee nañ lu mu si am quand même boo si bëggee dund fii bëgg a yónnee dëkk ba bëgg a topp ñoom uray ak ñoom nu mu tudd laa faatu ñoom Aminata ak yooyu da doo yóbbu dara waaw loolu moom dëgg la moom parce que booy xool jeunes yëpp loolu moo leen gën a bloqué ci ces temps-ci Sénégal dafa toll foo xamante ni man je pense que déclic total la mooy jeunes yi amatuñu repère effectivement booy xool dañuy xëy maanaam on a perdu les valeurs de base dañuy suba ba ngoon lu ñuy def yëpp ci ngeen baal ma ci wax ji mais ci sexe lay tourné. Effectivement. Même le débat politique tourne autour du sexe. Effectivement. N'est-ce pas le débat parfois entre guillemets même si yi nga xam yaakaaruñu ko woon sax ci côté religion bi sax am na yu tourne autour du sexe. Ça dañoo dem ba nga xamante ni boo sous-titré sax sa benn article tudd ci sexe rek muy ëpp vue. Voilà. que li nga xamante ni mooy farata bi. te dëkk bu demee ba nga xamante ni la base des discussions sexe la. mooy dañoo perte de valeur ñun yu bëree bëri. perte de valeur boobu lu koy gën a indi nag mooy bon média bi aussi am na rôle bu mu ciy joué. Une part de responsabilité. parce que bu ñu demee ba nga xamante ne neen bëgg a dominer dëgg. su boobaa musiba day am. Effectivement. mooy da ngay gis koo xamante ne tey jii émission bi gis nga bu nekkoon émission boo xamante c'est typiquement technique. pour ngeen am ñu koy suivre lu jafe lay doon. mais pour ngeen mën a am téléspectateur il faudra ngeen dugal ci ay faits divers. parce que ñun noonu la ñuy dundee. dëgg la am na ñoo xamante ne sax seen dund. li ñuy recevoir comme salaire. ñoo ngi koy recevoir ci ay faits divers. mooy diw takk na diw. diw ak kii jàpp nañ ko ñuy kii. c'est-à-dire yoo xamante ni dañuy dem ba valeur humaine. la ñuy wàcce. te gis nga bu ñu demee ba dëkk nga xamante ne la valeur humaine amatu fa rek dëkk bi day réer. mooy indi parfois ñu sentir ni est-ce que notre président est réellement légitime. am na ñoo xam dañ lay wax ñu ne la. diw sa président la mais man du sama président dëgg la ñoom de l'autre côté tuddi opposants yi que ni ce ne sont pas des opposants n'est-ce pas parce que kenn ku si nekk am na ay jikko yoo xamante ni neex mooy loolu au niveau des séries télévisées yi nga xam moom la ñuy gën a suivre yi gën a am doole mooy yi nga xamante ni connotation bi c'est sexuel effectivement donc et d'ailleurs sànq tu l'as dit nga ne que ñoom bu ñuy jógee village di ñëw fii dañ leen di yepp di leen di wax ne que moytu leen lii que loolu dañ ko daan gis ci théâtre yi je pense que jamono jooju weesu nañ ko parce que avant c'était jamonoy tay c'était Daaray Kocc et si tu vois chaque mardi da ngay yàkkamti en famille ngeen toog di seetaan kii bi théâtre bi il y avait toujours voilà il y avait toujours une leçon de morale boo xamante ne yow
moom la théâtre bi di prôné. Actuellement série yi ñuy gis comme ni nga ko waxee. yi nga xamante ne ñoom surtout ñun jigéen ñi. boobu dinañ ko kaa. on a tendance à se déshabiller. Évidemment. On est nu dans les séries su ma ko mënee wax loolu est-ce que tu comprends. Alors que yéen góor ñi vous n'êtes pas nus donc man comprendre lu tax ñuy perte valeur yooyu doon non dëgg la vraiment ñun ay kaa la ñu léegi ci biir série yi comme ni nga ko waxee. man gisatuma ban intérêt la série yooyu am c'est vrai que dinañ ci xaw a dugal. tuuti leçon de morale. Mais après benn pourcentage bu ndaw la li si des yëpp ça tourne autour du sexe. mais même boo waxee ñu ne la moralité loolu lañ nekk di dund Sénégal ok mais on n'a pas besoin ñu mettre ko devant. devant la scène. même moralité boobu ñuy wax ñoom. lu ci ëpp mooy da ngay seetlu ñoom la ñuy dund. ba kaa jàpp ni ñëpp koy dund. Effectivement loolu les classiques ñoo ko indi woon. ñoom dañoo ne ce qui est bon pour une personne est bon pour toute la communauté. moo tax classique yi ñoom dañoo yàgg fonctionner ci idéologie boobu kenn si nag bu mu ñëwee dafa ne li ngeen wax je teguwul mais dañuy jàpp ni li baax pour ñëpp rek war na mën a baax pour kenn boo gisee seen série yi ndéegi da ngay gis tax apologie de l'adultère dañ koy def sans dire prêter attention da ngay am jëkkër jàpp ni farata la ndéegi nga am far effectivement c'est-à-dire que banalisation boobu ñu ko banaliser ñu dem ba nga xamante ni dëkk ak sa far sax ndéegi nekkatul problème beneen bi mooy culture bi amoon solo mooy culture lël pas lël tamit jigéen boo ko takkee jël ko cérémonie ba daan am fexe nañu à travers les émissions à travers les séries télévisées fexe ba dindi sacralité boobu noonu ñu ne léegi jigéen loolu intimité ak jëkkëram la woon te mag ñi bañ ko daan def c'était pour dire à la femme sa moroom bi li mu am na nga fexe ba am ko yow tamit donc moom pour garder l'honneur de la famille elle fera le maximum possible pour am journée boobu noonu mais tey dem nañu ba nga xamante ni loolu boo ko naree def ñooy la c'est archaïque neen na bokkatu ci et je pense que yooyu moo indi parfois suñu psychologie bi dañuy dem ba suñu substance grise bi looloo ko balayee dafa dem ba niin on ne réfléchit plus parfois il m'arrive d'être dans une université di def cours bind benn kii tableau phrase boo xamante ni pratiquement guddul sax nag mais étudiants yi pour ñu bind ko pour tout un problème dañu koy photographier c'est-à-dire que dañuy dem ba seen technique de réflexion dañ koy inhiber mooy xalaatatuñu ñun amatuñu la capacité de réflexion lépp machine yi ñu koy defal te ji continuer defal ma nekk 5 fois 20 mooy la xaaral ma jël sama calculatrice est-ce que du loolu moo dal état bi tamit ba état bi ci boppam mënul réfléchir pour apporter des solutions à ñi nga xamante ne ñooy jógee village di ñëw fii di wut si alors que mën naa ne fii moom dara amatu fi parce que suñu genre yi man moom ku ma yóbbuwoon village jox ma ay jumtuwaay moo ma gënal fuuf nekk fii xam nga état est à l'image de sa population am na loo xamante ni fii rek la ko Sénégal sañ def mais France sañoo ko faa def dëgg la am na benn ministre français boo xam dañ kaa fal mais moom avant ñu koy fal dafa defoon benn demande d'appartement mais ñu fal ko demande bi soo koy génn mais dañ kaa wàcce saa si parce que dañ kaa ni appartement bi nga jël riméwul ak fonction bi nga am ndax salaire yi tolloowuñu effectivement c'est-à-dire que respect boobu ñoom ñu am ci seen deniers publics yi ñun amuñu ko tey jii di ngay gis fan yi am na benn politique boo xam nee nañu sàcc nañ ci këram plus de 800 et quelques millions te ba tey déggoo juge wax ci procureur déggoo mu wax ci dëkk boo xamante nee nañu ñëpp dañoo pauvre pratiquement te vie bi cher am na benn étude bu ñu defoon nee nañ Sénégalais yi pour ñu am 1000 francs c'est tout un problème c'est vrai effectivement 1000 francs c'est tout un problème dëkk bu toll noonu nga téye xaalis bu toll noonu sa réew sa biir kër te xaalis dafa war a circuler parce que bu amee circulation monétaire rek mooy faciliter seen pouvoir d'achat yi mën a augmenter parce que xaalis noonu lay defee dañuy dugg muy génn dugg di génn mais loolu bu amul rek c'est parce que dafa am ñoo xam dañoo tiiki moo tax Seydina Omar Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam autant pour moi musul d'accord suñuy def la création monétaire ba Seydina Omar ñëwee lañ créer monnaie parce que création monétaire Yonent bi doon bañ sallallahu alayhi wa sallam mooy que ni bu ñu créer xaalis richesse monde bi yëpp dina dem ba nekk ci ay autour de 10 personnes léegi da nga koy gis am na ñoo xamante ni tey jii richesse mondiale bi yëpp si ñoom la nekk te matuñu pratiquement plus de 1/3 de la population mondiale. Et je pense que loolu moo indi tey suñu état ñu respecté wuñu parce que ñu respecté wuñ suñu bopp. Pour revenir si village yi. village yi bu njëkk ba dafa amoon des cultures yoo xamante ni moo fa nekkoon yar boo xam moo fa nekkoon. booy xool suñu président yi ka moo juddoo Dakar ka moo juddoo Thiès. ville yu jege yëpp amul kenn ku si juddoo Senghor moo ngi ba Joal Fadiouth. Abdou Diouf. Louga. Abdoulaye Wade Kébémer Macky Sall Fatick. Et pourtant ñoom ñëpp kon mën nañu ay common town lañu dem ba diriger réew mi
parce que lan moo tax ñu amoon capacité boobu mooy éducation de l'avant à l'avant. Aujourd'hui ñi nga xamante ni ñoo jur léegi juratuñu. ñoom dañuy marier fexewuñu ba jéem a procréer ñoo xamante ni ñooy taagu jeunesse bi ñooy nekk taaru jeunesse bi amatul. ñun li ñuy def mooy jur sànni ci kër gi. après lan la ñuy tiitaroo sama doom wutal naa ko lii wutal naa ko lii. c'est-à-dire dem nañ ba nga xamante ni valeur humaine yi amoon. amatul léegi. et loolu je pense que mooy indi tey jii li ñuy gis nii yëpp. ñu nekkoon ci village jom ba ñu amoon. amatuñ ko ndax léegi da ngay jógee village man j'ai des classes yoo xamante ni bon ngeen baal ma ci tur bi mais ay makki famille lañ leen woowe mais ñi nga xamante état bi moo leen envoyé fii. c'est des étudiants ñooñu la plupart des cas boo xoolee seen lieu de naissance yi ci village yi la. mais jom bi étudiant village doon am ni amatuñ ko. da ngay gis ni tax ñoom lu ñuy absenté ci cours yi mu ëpp junni yoon. ñi nga xamante ni mën naa ne seen avenir c'est déjà rajo. donc pour dire que ni ñun je pense que ni loolu mooy indi le seul problème mooy éducation bi. la base on a raté ça aujourd'hui. amatuñu base. sacralité bi amoon au niveau des villages. amatu fa moo tax bu ñu tuuroo fii aussi. ça ne fait que empirer la situation. est-ce que aussi ils se disent pas ni ah garaawul de toutes les façons lépp lu ma mënti def. et tu vois je vais pas percer maanaam ñi nekk ci kaw kese ñooy nekk ci kaw et man je serai toujours derrière. Est-ce que aussi ils réfléchissent pas comme ça. bon je ne pense pas parce que man damaa jàpp ni rek yàlla bu ñu wàccee ci kaw suuf nous sommes à sens égal. am na nag ñoo xam ne dañoo judd nag ci luxe. mais même ki ko judd ci luxe boo xoolee arrière grand-parent am reyante na pour am dara. man je pense que ni chercheur boobu doon wax rek. on peut naître pauvre parce que kenn choisir famille bi ngay juddu. da ngay juddu yàlla wàcce la fa. mais rester pauvre fainéantisme la. à mon avis. effectivement nit ku nekk yaay jéem a xool yow nag nga laa mën a def ba mën a génne ci situation bi ma nekk. il ne faudrait jamais au plus grand jamais baisser les bras. ndaxte yàlla peut-être li muy wax rek mooy alaysa llaahu bi ahkamil haakimiin man maa gën a jub ci ñuy jub. du bàyyi kiy def effort di jox ku deful effort. et je pense que ñun tey ji loolu mu ñu gën a kii beneen bi mooy muy nekk digression fi état bi fayiree gis nga modèle lu am solo la tey ji prendre un Youssou Ndour joxe fu mu jaar. jaay ay dàllam pour mën a def concert. tey ji looloo ko yóbbee mu ibbi fi mu ibbi yëpp am yi mu am yëpp. mais da ngay gis koo xamante ni 2 jours avant du woon dara. def na benn affaire bu comique. il devient célèbre. surtout quelque temps après gis ko muy dawal ay oto. gis nga modèle yooyu ñu woon jeunes yi. ba pare di leen tendre micro ñoom ñu ne ñoom ay modèle de réussite lañu. loolu moo indi problème parce que la réussite ne prend jamais l'ascenseur. dafa am benn logique bu muy dem. d'échec en échec ngay jéem a consolider sa bopp. jéem a gis ni yow mi am nga foo jaar am na foo war a mën a egg. ba mën a egg au sommet. ñu mën laa tuddee modèle de réussite. mais tey jii jeunes yi ñuy topp yëpp. amul kenn koo xamante ne am na fu mu jaar. lu ci ëpp ay raccourcis la ñuy jël. soit c'est la politique moo la jox pouvoir bi nga am. soit yaa ngi def loo xamante ni soit yàq nit la pour am benn affaire. beneen bi ay combine la. te bu ñu demee ba dëkk combine di ko yor. c'est parce que oisiveté dafay judd. oisiveté bu juddoo liggéey du fa am liggéey bu fa amul nag pauvreté chômage day installé wu. carrément ci réew moom boobu kaala ni ko kaala xam nga ñun Sénégal tamit ñun ay kaala ñu laa uray ñun ñëpp ay kaala ñu parce que ñun ñoo nangu aussi comme ni nga ko waxee ñu ñuy tegal ay comique nga ñëw def sa benn affaire dof lu nii ñëw am ay millions ñëw nekk star ñun ñoo ko bëgg tamit parce que ñun tamit loolu ñuy wut laa uray gis nga am na loo xamante ne jom la je pense que nit da nga war a am jom même boo juddoo ci famille sax fekk ñu tekki fexeel yow wërsëg bi la yàlla jox nga dem wuti ko évidemment comprendre nga su boobaa boo ko yoree yow di nga xam nan nga ko gérer ba aussi tamit ñi nga xamante ne ñoom nga jur baru sax ñoo nekk sa entourage nekk ay ndaw nga mën leen a jox motivation parce que loolu dafa am solo trop comme ni mu wax nii am na ñoo xam ne ay modèle lañu waa ji damay fàtte turam mais moom aussi tamit dafa am ay tool te Europe la nekkoon je pense que États-Unis la nekkoon coon ñaa mais ku brave a ngi noonu ay toolam la ubbi këram mi ngi ci àll bi mu ut fa ay toolam et tout di ko gérer ut ay employés ñu koy bayal mais bu la génnelee ay tamateem ay carottes ay choupam moom au moins mi ngi créer de l'emploi mi ngi créer ne emploi
ci loo xamante ni ci suufu dëkkam la. comprendre te fan la jógee États-Unis. États-Unis la nekkoon. te ñàkkul nag ay mbokkam yu ko ne dem États-Unis ba ñëw amoo looy def naa da ngay béy. mais lan moo ci nekk. c'est pas États-Unis moom il fait partie de l'administration américaine c'est-à-dire Maison Blanche la nekkoon. ah bon. oui mais mu jóge fa ñëw ak jël alalam. te bu muy jóge fii di dem tukki leer na ma ne dañu boo demee sax taaba nañu. wala yaa ji jaay na oram waaw jaay na oram wala soit mu jaay ay biam xam nga bu dee benn terrain lañ dese ñu jaay ko jox ko mu dem ak jom ne xaalis bi ñu ma jox moom liggéey dafa am fu ñu ko jëlee. donc li ma war mooy ma ñëw suqali sama njaboot. te tey bii instant bi nii dama naan ku ñu tàllal micro. nga nekk comme genre Youssou Ndour comme Thione Niang yi da nga naan fi ma jaar tey jii ku fa jaar tey jii boo gëmul sa bopp dëgg mën ngaa nax saay parce que dafay metti léegi nag dafa nekk loo xamante ne ni fierté la nga ne wax dëgg yàlla benn tubéy laa amoon di ko sol di ci ñafe di ci rey sama bopp tey jii gëm-gëm laa am gëm sama bopp xool fi ma jógee moo tax tey jii yàlla def tey jii ma tabax li ba jël ñii di leen fay ngir ñu mën a suqali ñoom it seen njaboot c'est important pour jeune ndaw yi jeune réew mi teg foofu seen voilà donc xam naa li ñu desee ci temps bariwut de toujours pour wax si exode rural bi mooy kamantawo ni sama genre yi jóge village ñëw fii yaakaar ni ñoom ñoo fi ay boy town lañu léegi ay nandite lañu comme ni ñu koy waxee est-ce que vraiment économiquement ni ñu koy ñoom est-ce qu'ils apportent quelque chose monsieur Guèye économiquement oui ils apportent quelque chose parce que suñu économie 95% secteur informel bi la secteur informel mooy secteur taaba mooy économie directe ñu ko yor nag mooy ñi nga xamante ñoo nekkoon ci village yi ñëw ci ville yi fan yee dafa am benn chaîne internationale bu ma contacté woon doo ma demandé après Tabaski ou bien après les événements religieux après les événements la moo tax ñu senti ni Dakar devient un point mort ma ne ko lu tax muy devenir un point mort mooy ñi yor économie bi dañuy ñibbi seen village yi donc bu ñu ñibbee seen village yi du am ko doxal économie bi mooy seetloo boo seetloo sax bu événement amee ba 2 jours après pour boutique yi ibbi sax c'est tout un problème boo demee marché di nga gis ni quelques boutiques ñoo ibbi rek ñi si bëri village lañu nekk donc ñu nekk village ñoo téye suñu économie de façon informelle parce que ñun économie informelle dafa am doole trop suñu réew léegi nag lu tax sentiruñ ko mooy état moo ko encadré wul dafa am lu ñu tuddee des fuites fiscales fuite fiscale mooy loo xamante ne état da kaa waroon jëlu ko parce que encadré wul le secteur informel bu ko encadré woon ñoom nañu fay ay impôts yoo xamante ni suñu gafale yi dellu si waat ñu mën see delloo loolu si population bi si tabax ay hôpitaux defar tali et cetera mais comme nag état encadré wu ko mu indi parfois di nga gis sax kenn koo xamante ni caaya lay sol wala benn bàyyi laat nii nga laaj ko 10 millions mu dugal loxoom jox la 10 millions parce que yor na ko effectivement waaw ñoom nag ñoo yor l'économie sénégalaise état bi nag war na fexe nag ba jéem a xool secteur boobu ni mu ko encadré ba mën see tirer profit parce que tey ji boo ñëwee ñëw ne dama bëgg nga formaliser sa entreprise naan yii man loolu xawma ko effectivement parce que am na benn borom alal boo xamante ni temps yi amoon na fi problème ak banque yi ne may naa leen ko lu toll si 6 milliards et quelque te borom alal la carrément moom jàpp na ni entreprise daal na dem si wàllu bawal daal ñoom moo gën a daal seen xel que ñuy formaliser les entreprises kon nag ñoom nanga wuñu formalisation li nga mën def mooy naxtaan ak ñoom organiser leen ba la ñu war a fay ñu koy fay xam nga tey ji képp koo wax ni pour sa gerte ñëw Dakar foog moom ay tali yu baax pour mu gaaw a ñëw dina sawar pour jox la impôt dëgg la donc je pense que une communication fiscale moo ñu manqué effectivement ñu mën a fexe ba organiser secteur boobu noonu ba ñoom ñu mën see gis seen bopp ñun aussi ñu mën see gis suñu bopp mooy borom bitigu mbagg yi mooy ñi nga xamante ni ñooy jaar ci mbedd yi parfois di jaay ay commande yooyu yëpp village lañu jógee loolu nag mooy secteur informel nag comme secteur informel dem na ba toll ci 95% de l'économie sénégalaise donc nañu fexe ba encadrer ko rek bu ko defee ñoom nañ ci mën a gis seen bopp état mën cee gis boppam xam naa effectivement aussi comme formalisation boobu ngay wax dañuy jàpp ne paperasse bu bëri la ñoom xamuñu loolu te tam ñu nax leen comme li nga wax rek communication bi moo manqué effectivement communication bi moo manqué léegi nag temps bi daf ñu tënk
La Ourey man tey loo ñu indil coup de gueule coup de cœur ban la si xam nga yow moom nag kaala de monsieur kaala. tey moom bi ma la indil mooy. yokku paas. yokku paas. waaw ak gasoil essence la ñu yokk du gasoil. ngir yàlla nañ ñu dimbali ci transport bi ñuy yokk. comprendre nga. buñ ko yokk essence la ñu yokk. waaw du gasoil bi majeure partie fii Sénégal ñëpp gasoil la ñuy dawale. waaw transport bi en commun bi waaw transport en commun ñëpp gasoil la ñuy dawale. la majeure partie. donc nag nañ ñu dimbali ngir yàlla ci coow ci ñu bañ a yokk paas parce que mi ngi doy dëkk bi mënul cher ñuy daw dépense ba pare après ñëwaat di sonal ci cher de trop na ko cher de trop loo fay boobu nga ñu may tey waaw non boobu rek laa leen may tey. d'accord kon en même temps bàyyi waale nga tàggoo. waaw ma tàggoo waale rek di remercier suñu invité bi. ci disponibilité bi Babacar li nga fi wax yëpp njëriñ la. si tam seen téléspectateurs yi nga xam ne ñoo ñuy seetaan. ñu bàyyi ci xel bu baax. ñi nga xamante ne ñoo jógee village ñoo fi aussi tam ñu déglul ñi nga xamante ne ñoo fi nekk am fu ñu jaar tey ba doon dara. ñu jéem a gëm seen bopp xam ne yàgg bawul dara. nit loo def rek te bu àndoo ci ak ngëm-ngëm. je pense que du sori. ci loolu laay jaare rek tàggu suñu mbokku téléspectateurs yi. di leen jox dig daje ba suba incha allah rabbi ci waxtu bi la faatu. man de loolu la sa antenne comme daf. voilà moom tax ma naan la kaala. mooy moom vraie sénégalaise la. salaamaaleykum day gudd. maanaam kii bi tamit day gudd lu mu tudd. tàggoo bi day gudd d'accord monsieur Guèye ba bàyyi la nga tàggoo. waaw di kontaan bu baax rek ci invitation bi. di wax état na yërëm population bi parce que nguur moom boo ko yoree foog nga yërëm population instant bi lépp yokk na. yokkute bi dépendre ci état bi parce que ce sont des chocs externes yu ñëw dal suñu kaw. bien vrai que état woon na jël ay mesures bien avant mais nag situation oblige c'est l'économie mondiale qui est ainsi composée. beneen bi aussi état gën na veiller à une spéculation donc à un flambée spéculative mooy. spéculation bu ñuy dundee. am loo xamante ni du terme économique du dara nit mooy toog rek dégg ni dara yokk na rek mu yokk. loolu spéculation la donc comme ni mu koy waxee ci yokk paas yi spéculation kese la. amul leen loo xamante ni moo koy motiver. dañoo jékki-jékki rek yokk. di kontaan bu baax ba di kontaan encore ci Ourey gisante waat bi. di nuyu sama sœur Fatima ak njaboot gi yëpp. di kontaan xanaa. waxoon naa la ko de arrêté woon naa les interventions. mais maa la indiwaat. waaw maa la indiwaat. ba beneen rek incha allah ma lay remercier bu baax nag comme ni nga ko waxoon arrêté woon nga mais quand même accordé nañu kii bi bu ñëw la Ourey. du ma sa morom man ku ma bëgg a indi si kaay da ngay ñëw. du ma ak yow man maa ko dee ci suuf mu ñëw. léegi nag suñu temps bi jeex na man sama tàggatoo tey nag mooy dama leen di may sama 4e élément bi moom moo may tàggul tey ndax dafa ne moom sunu Label TV daal ci kaw si kanam moom laay bàyyi mu tàggool ma tey ma leen di jox dig daje doon ba suba incha allah ma tàggu leen ak sama waay ji tey moom may tàggool waaw sama 4e élément ba may tàggool waaw Label TV moom wax dëgg ci kaw ci kanam ci lu baax yéen a ngi def affaire bu rafet puisque interview yu mel nii day tax ñu bëri yeewu ci affaire bi surtout vraiment di ma la wax rek ci affaire sacrifice bi pour nga mën a yóbbu seen waa dëkk dara. donc comme ni mu ko waxee sunu Label TV ci kaw si kanam donc ñu jox leen daje suba incha allah ci beneen numéro suba ñu nar a waxtaanee li nga xamante nag mooy attouchement sexuel yi ak suñu benn spécialiste aussi là-dessus parce que xam naa ne ñu bëri dund nañ ko la Ourey kon ba suba incha allah. suba foofu ngay génn ci yàlla.